أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أما بعد أيها الكرام، قال ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. وقال: إن أجمع آية في القرآن بخير والشر الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال: إن أشد آية في كتاب الله تفويضا الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: إن أكثر آية في القرآن فرحا في سورة الغرف أي سورة الزمر الآية وهي الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جهل كتاب الله. ولما سمع الحسن البصري رحمه الله هذه الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال: انظروا إلى هذه الكرم والجود، قتلوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. Chers fidèles, si certains parmi nous persistent de façon notoire dans la désobéissance, dans les péchés, par défiance manifeste des limites d'Allah, il y en a d'autres par contre qui sont malheureusement pris au piège. Et pire, ils se confrontent à un discours qui les condamne, les rejette, comme si leur sort était scellé et leur destin également, sans jamais leur laisser entrevoir la moindre lueur d'espoir. Et pourtant, c'est Allah qui nous dit et qui dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis à mes serviteurs qui ont été submergés par les vagues des péchés, dis à mes serviteurs qui se sont noyés dans les océans de la désobéissance, dis-leur de ne jamais perdre espoir de la miséricorde divine. Allah pardonne tout péché, Allah pardonne toute faute, quelle que soit son ampleur, car c'est lui l'indulgent, dit-il, et c'est lui le miséricordieux. Sur le 39, verset 53. L'éminent compagnon du messager, Abdallah ibn Mas'ud, dit: le plus noble verset du Coran est le verset du trône, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset. Il dit, et le verset le plus exhaustif du Coran, le plus complet, il dit, c'est le verset où Allah nous dit: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. C'est ce verset où Allah nous dit, Allah vous recommande l'équité, d'être juste, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il vous interdit la mauvaise conduite, le mal et la tyrannie. Il dit que c'est le verset le plus complet, le plus exhaustif du Coran. Il continue en disant: le verset qui offre le plus de garantie, le plus d'espoir aux musulmans, il dit, c'est le verset où Allah nous dit: quiconque éprouve de la crainte vis-à-vis d'Allah, Allah se porte garant sur sa personne, il lui assure une belle issue et l'inonde de ses bienfaits au moment même où il s'y attendait le moins. Il dit, il continue, le verset le plus réjouissant
Et celui qui offre le plus d'espoir pour le musulman, il dit c'est ce verset-là, Allah nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Il dit le verset qui est en fait le plus réjouissant, qui offre le plus d'espoir aux musulmans, il dit c'est ce verset. Allah dit au prophète, il lui dit de dire à ses serviteurs qui ont été submergés par les vagues des péchés, ces serviteurs qui se sont noyés dans les océans de la désobéissance, de leur dire de ne jamais perdre espoir de la miséricorde divine. Pourquoi? Allah pardonne tout péché, Allah pardonne toute faute, quelle que soit son ampleur. Il dit, c'est ce verset-là qui est le plus réjouissant. Chers fidèles, si nous méditons bien sûr sur ce verset, et tant d'autres du genre, nous saurons en vérité que nous traitons avec un Seigneur dont l'étendue de la miséricorde, la largesse de ses dons et de ses faveurs dépasse toute limite, dépasse tout entendement. Allah en décrivant ses merveilleux serviteurs, Ibadur Rahman, dira entre autres parmi leurs caractéristiques والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Il dit en fait en décrivant ses merveilleux serviteurs, il dit que ce sont ceux-là qui n'associent jamais rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne mettent aussi jamais fin à une vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une raison juste et valable. Il dit encore que ce sont ces gens-là qui ne commettent ni la fornication, ni l'adultère. Et Allah d'ajouter et quiconque commet ces péchés encourra la colère d'Allah et verra son châtiment redoubler, multiplier le jour du jugement. Mais il va ajouter en fait une condition qui va tout balayer. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Il dit, malgré tous ces péchés qu'ils peuvent commettre, à moins qu'ils se repentent, cultivent une foi ferme et fassent de bonnes œuvres. Il dit, c'est-à-dire, malgré tous les péchés qu'ils peuvent commettre, s'ils se repentent et se remettent sur le droit chemin, Allah leur pardonne tous les péchés qu'ils ont eu à commettre, quelle que soit leur ampleur. Et mieux, Allah nous dit, Oulaïka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Nee na damay dem sax ba li defoon ñoom ci lu bon mu ne damay jël wëlbati ko mu nekk lu baax. Moo tax ñu war a téye bu baax a baax ci doomu aadama yi. Xam nga suñu borom booy jàngat aaya bi bu baax a baax di ko seetantal da lay wax ni ndekete léeg-léeg nit mën naa nekk ci lu bon. Ku ko xool ne diw de ku bon la ndax li muy def dafa bon. Waaye léeg-léeg kooku sax nekk ci lu bon. Ci xam-xamu yàlla mën na am sax moo ëpp chance keneen ki nga xam ne ci jamono ji ñuy wax mi ngi ci lu baax ndax ki nga xam ne moo nekk ci lu bon di def ay bàkkaar yu mag amaana mën naa def ba jamono yàlla wërsëgal ko bu tuub te kooku bu tuubee lu yàlla wax nee na yubaddilu Allahu sayyi'aatihim hasanat. Nee na li doon def ci lu bon dama koy jël wëlbati ko def ko lu baax. Kon kay ki ëppal bàkkaar bu tuubee kay kon moo yëpp ay tuyaaba wala nga gis ne kon dangay mën ngaa gis ñaari nit. Kii di def lu bon maanaam bu sori ci lool kii di def lu bon amaana mu tane rek ci masal kii day naan sàngara kii day sàcc wala muy def ay mbir yu ndaw wala kii sax léeg-léeg nekk jaalokat bu mag wala sax ak góor jigéen nga xam ne ay bàkkaar yu mag a mag la kii moom nekk di def ay mbir yu ndaw léeg-léeg bu sàcc yëpp nit léeg-léeg bu jëw wala yu mel noonu suñu borom di ñu war ni mu ne kële nga xam ne ni mooy def bàkkaar yu mag yi mën naa tuub ëpp tuyaaba sax koo xam ne ni amaana moo ko gënoon dem ci ay jamono moo xam moom lay sasam di wax naa ni que inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa ziraa fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadxulaha. nee na léeg-léeg nit ki ndeysaan dinañ ko gis muy jëfi waa aljanna maanaam mi ngi dem jàkk mi ngi julli mi ngi woor mi ngi saraxe ba koo laaj rek ci ñu ko xam mu ne la diw bu baax la diw nitu àjjana la. waaye suñu borom mu ne kooku dafay dem rek ba li nga xam ne ni moo ko defee ngir bu dee toll ci lu tuuti rek maanaam distance bu ndaw wala boobu waxtu bu ndaw rek suñu borom mu ne fa yasbiqu alayhi kitaab nee na dina wëlbatiku nee na fa ya'malu bi amali ahli nnaar fa yadxulaha nee na mu jëf boo xam ne amaana kenn mosu koo xam ne mosu koo def nee na loolu rek nekk sabab ci mu dugg safara mu ne waaye tamit inna rajula la ya'malu bi amali ahli nnaar حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها mu ne tamit léeg-léeg nit kii dina jëf ay jëf bon ba ñëpp xam ko ci koo ko gis ne yàq di de moom nitu safara la du baax la nee na waaye ku dem ba li nga xam ne moo ko defee ngir mu faatu nee na nekk lu tuuti zira ay centimètres wala boog waxtu bu ndaw nee na yàlla mën na ci téeréem nee na mu jëf-jëfi waa aljana suñu borom dugal ko li nga xam ne mooy aljana ci la ci yërmande nga gis ni ko dagate dañoo war a tey bu baax a baax ci doomu aadama yi waaye surtout di leen yërëm ak di leen ñaax ngir li nga xam ne moom lañ nekk ci lu bon te ñu xam ko di leen ci jéem a génne ndànk-ndànk di leen ci di ci waxtaan ak ñoom ngir la ngiree di ñëw parce que tamit tout weesoo ko ci ñoom fii ne ñu ngi dese seen bakkan di dund. Chers fidèles, en relatant le sort funeste des gens des fossés Ashabul Ukhdud, ces croyants qui ont été jetés dans le feu à cause de leur foi en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ces gens-là, en fait, Allah relate dans la sourate Al-Buruj, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ. C'est-à-dire ces gens-là qui ont été persécutés et jetés dans le feu sans raison. Alors, en parlant de ce verset, il dit ceux qui ont persécuté les croyants, c'est-à-dire les criminels d'abord. Il dit ceux qui ont persécuté les croyants et les croyantes et qui, par la suite, ne se sont pas repentis, ceux-là subiront le châtiment de l'enfer. Hassan al-Basri, en commentant ce verset, il dit انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. Hassan al-Basri dira en commentant ce verset, il dit admirez, contemplez la noblesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité qui apparaissent dans ce verset. Malgré que ces gens aient commis les pires atrocités à l'encontre de ses serviteurs bien-aimés, il les appelle pourtant au repentir afin de les pardonner. nga gis ni sunu borom mi ngi misaal ci saar bi ay nit ñoo xam ne dañ leen tooñ bu jéggi dayoo lu tax dañoo gëm yàlla rek ab buur bu saay-saay ñëw ne da leen di lakk te bi muy lakk waxu parce que mu lakk ay mag mais ba ci ay xale sax ay liir yu mënul wax sax da leen lakkante kooku tooñam moom jéggi na dayoo kooku nan la koy nit di baal bu doon ñun ñii duñ ko mës a baax ak lu mën a def ak lu mën a baax duñ ko mës a baax bu defee lu mel noonu mais sunu borom mu ne bu ñu tuubee ma baal leen moo tax xasul bas bi mu xoolee ànd bi xool ko mu ne yàlla nag moo ñu gën a baax ndax loolu xam ne kenn du ko mënal doomu aadama tey ku sàccoon tey sa benn affaire rek boo bëgg daanaka ba keroog muy dee doog ko baal ba keroog muy dee daanaka doog ko baal mais yàlla ànd ak nit ñi li ñu def ci lu bon lépp da sax condamné ñoo xam ne daanaka seen yoon nekk ci ay liir yu ndaw yàlla mu ne ñi bu tuubee ma baal leen mu ne kon xoolal yéen mel ne yàlla ki nga xam ne nii fa la mën a toll. وقال جل وعلا في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. Allah SWT dit à propos des hypocrites, ces gens-là qui seront brûlés dans la dernière couche de l'enfer, la couche la plus profonde. Allah SWT en parlant de leur sort, il dit sauf ceux qui se sont repentis et œuvrés en bien. Ces gens-là, Allah SWT va les épargner de son châtiment. À propos toujours aussi des gens qui disaient qu'Isa ibn Maryam, Jésus était le fils de Dieu. Allah SWT nous dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُمَّ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. Alors Satan nous dit certes ils ont mécru. Qui? Ces gens-là qui ont osé dire que Allah Satan était le troisième des trois. Ils formaient une trinité avec un fils et un Saint-Esprit. Allah Satan dit quelle abominable parole, quelle parole monstrueuse. Il n'a de Dieu qu'Allah Satan. Et s'ils ne cessent de dire ce qu'ils disent, il leur touchera un châtiment douloureux. Et regardez la fenêtre qu'Allah Satan leur ouvre. Et pourquoi ne penseraient-ils pas à se repentir? Pourquoi ils ne penseraient-ils pas à se repentir et demander pardon? Ils trouveront Allah SWT très indulgent et très miséricordieux. nga gis ni kon ànd ak ne la ñuy wax lu mu rëy yàlla mu ne waaw ndax ñoom duñ ñëw sax du tout ngir ma jéggal leen. Chers fidèles, on rapporte de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلهم
رجل قتل 99 نفسا. Il dit qu'il y a dans les générations qui vous ont précédé nit boo xam ne dafa rayoon nee na 100 personnes 99 personnes ci li jiitu nee na mu jékki-jékki yàlla rof ko tuub xam nga kooku ne bu ñu ko doon condamné ku rey 100 personnes kooku violent série la kooku bu duggee prison bu ñu ko deful peine de mort dafa génn ci peine de tuuti lay def mais bu ne dafa am ku rey 99 personnes mu jékki-jékki yàlla rof ko mu bëgg tuub nee na mu laajte waaw ani kan moo fi gën a xam kan moo fi gën xam-xam yéen sa sax mu ne fa dulla ala rahibin ñu tegtal ko jaamukatu yàlla. Le terme rahib ici il est important parce que dans un autre niveau du hadith le prophète sallam va parler de alim de savant bi ñu ko tegtalee ki nga xam ne mooy jaamukatu yàlla bi mu dem ci kooku laaj ko ne ko waaw nit a ngi ñu ne boo xam ne dafa rey 99 personnes ndax kooku mën naa tuub kooku ne moom kooku fu muy tuubee 99 personnes nga rey ko fooy tuubee nee na mu rey ko mu nekk 100 ah te mënumaa tuub kii xam nga ci ko boole na ci comme ça affaire bi xaw a carré sax mu nekk 100 yooyu sax mu ne nee na mu dem ba ci yàgg demaat ay jamono ay mu toogaat lu yàgg nee na yàlla rofaat ci moom mu bëgg tuub mu laajtewaat ana kan moo fi gën a xam kii jàppale moom moo gën a xam moom moo rey na ko mu laajtewaat ndax am na kenn ku fi gën a xam ak Rasul sallam ne fa dulla ala alimin nee na di tegtal ko borom xam-xam jaamu ko bi yàlla koo xam dafay def rek te li muy def mën na am tegu ko ci texte waaye ci yëg-yëg la ko teg loolu ak a bëri waaye kii nag mën na am sax ku ko seetlu léeg-léeg ci jaamu yàlla mën naa am doo gis mu foog ci noonu waaye nag am na xam-xam mooy lépp lu muy def rek mi ngi koy teg ci texte ndax xam-xamu diine ak xam-xamu àdduna bokkul xam-xamu àdduna yaay war ba gis waaye nag xam-xamu diine nag yàlla moo la koy jox jaarale ko ci lan ay texte muy xadis wala muy alquran nee na bi ñu ko tegtalee borom xam-xam bu dem laaj ko ne ko nit a ngi nii koo xam ne rey na 100 personnes kooku lan mooy mbiram ndax mën naa tudd borom xam ne ko kooku lan moo koy tere tudd nga xam ni ko waxee sax day mel ni moom réyalul affaire bi fekk déedéet waaye psychologiquement la ko bëgg a faj maanaam ni ngay ñëwee hôpital ci daal feebar bu garaaw wax ko médecin bu bëri la loolu du dara bu nit koo faj te fekk yàlla xam na ni feebar bi nga indi daanaka yu bëree bëri ñu ko indi duñ fa jëlee duñ fa yóbbaale bakkan waaye nag maanaam psychologiquement la wax ak moom mu ne ko lan moo lay tere tuut mu ne ko waaye nag suuf bi nga nekkoon di fa def li fa doon def suufu ay nit ñu bon la daf koy jóge nga dem ci beneen dëkk nee na mu ne ko d'accord kon mu yéene ne doon dina dem suuf bi ko borom bi tegtal kon kooku bëgg naa baax yéene na de nee na mu song ak tukki jël bagage bi da lay def tukki dem fi borom xam bi tegtal ko ne ko foofu la am foofu mu am ay nit ñu baax waaye Rasul sallallahu mu ne ñu hatta iza nasafa tariq nee na bi mu demee ba ci diggu yoon bi ataahul mawt nee na dee di ko nee na bi ko dee dikkalee malaaka yërmande yi ak malaaka mbugal yi daje ñii bëgg koo jël yóbbu ñee bëgg koo jël yóbbu malaaka yërmande yi bi mu ñëwee malaaka mbugal mel ngeen lu ngeen fii woon kii mës na def lu baax malaaka yërmande ne ko enquête waaye yéegewul na ko dañ ne ko d'ailleurs sax foofu la jëmoon alors yenn saa sonam di ñu nettali mu ne suñu borom yónnee beneen malaaka bu ñëw dina arbitre mu ne leen la kii souvent bay na baax mu ne da ngeen di natt léegi da ngeen di mesurer distance bi nga xam ne moo nekk entre ñaari suuf yi bu nettali moom fi mu jugee c'est-à-dire waaw foofu la gën a jege te fi mu jëm mu ne kon na ko malaaka mbugal yi jël waaye nag bu nettali fi mu jëm muy suuf su baax foofu la gën a jege kon na ko malaaka yërmande jël yóbbu nee na bi ñu mesurer ñu gis ni ndagate suuf bi nga xam ne nii fa la jëm mooy suuf bu baax bi fa la gën a jege lu toll ci ay centimètres nee na malaaka yërmande jël ko yóbbu foofu sa araf sa di commenté xadis bi mu ne yàlla sax moo ko yërëm ndax ba muy daanawul ginnaaw waaye kanam la daam loolu lépp nekk misaal ci ku yàlla bëgg a yërëm maanaam boo walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana suñu borom nee na ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu di jéem a tegu suñu yoon nee na dañ leen yombal li nga xam ne mooy yegg si ñun waaye nag ànd ak yërmande yàlla li muy yaatu li muy tekkale mooy lan bés boo fexee ba mu rëcc la li nga xam ne moo la naan dal ci buggal kenn mënu koo daat kon nag allahumma rabbana